di leen wax rek ni ci jamono yi ñu toll ne la weesu ko doon naa leen wax ne leen nañu jël suñu matuwaay décembre 2019 précisément dégg nga njalbeen ba ca mars 2019 la woon ca élection yi di leen wax que ne rek ne du am benn jafe-jafe ci wàllu élection yi waaye bu mars jotee dinañu gis ay mbugal yoo xamee ne day jóge ci suñu borom te li nga xamee ne moom moo ci gën a fës moo di que ne waxoon naa leen ci janvier 2020 ne leen dina am ay corporation comme journalistes yi nga xamee ne dina bare ñoo xamee ne daañ génn àdduna te dina am aussi ci artistes yi ñoo xamee ne dañuy génn àdduna dégg nga te ci biir loolu yëpp nag dafa am li nga xamee ne rek moo di dañ ko gis ci biir loolu du ne journaliste catégorie journaliste yëpp dafa am ñaari façon journaliste dafa am journaliste yoo xamee ne dañu gisoon ne ci taxawaayu biddéew yi nga xamee ne ñoom ñoo doon indi les morts subites ak li nga xamee ne mooy indi les changements brusques ak li nga xamee ne moom mooy indi nag ay yu ñu yaakaarul muy am dafa am biddéew boo xamee ne koy wax Uranus dafa nekk en taureau biddéew boobu moom mooy indi nag jafe-jafe yi nga xamee ne ñoo taxaw boole encore ak Saturne bi nga xamee ne dafa dem nekk ji ci biir Capricorne ak ki nga xamee ne moom mooy Jupiter ak ki nga xamee ne mooy Pluton dégg nga ñu daal di am nag ma doon leen wax ne leen ay disparition de génération mooy am c'est-à-dire que ñu nekk en fin de cycle ñooñu laa doon wax en fin de cycle moo di que ni bu ngeen gisee catégorie yi nga journalistes yi dem dafay nekk catégorie journalistes yoo xam ne dañuy faral laal sax ci troisième âge bi nga gis nag dina am nag ñu muy laal ñoo xamee ne dañuy gën a jeune waaye du ñu bare lool li nga xamee ne dañ nekk en fin de cycle ci corporation boobu ak ñi nga xamee ne dañuy nekk ay artistes yi ñoom ñooy ñi nga xamee ne ñooy nar a gën a yëg disparition yooyu loolu waxoon naa leen ko ci 2020 bi. sa tur nan la. man maa ngi tudd Jean Fall te man damay yëngatu ci affaire biddéew yi astrologue la dégg nga damay yëngatu ci affaire biddéew yi damay de xool li nga xamee ne moom la yàlla wax que ni na ngeen di xool ci biddéew yi pour rek ngeen daal di mun a gindeeku ci kaw suuf ci biir géej gi ak ci biir lëndëm. léegi Jean Fall lan mooy solution bi. solution bi ci journaliste yi nga wax. solution bi ci journaliste yi moo di que ne rek que ne phénomène bu jóge ci suñu borom la dañuy ñaan di génne sarax. léegi bu dee artistes yi. bu dee ñoom ñoo bokk même kii parce que ci année bi la il faut que ñu dem ba nga yegg 2021 bu ñuy dugg 2021 ci la ñuy xamaat nag ndax catégorie yooyu am na yeneen yu ñëw rax ci ndaxte bu ñu génnee 2021 ñi nga xamee ne ñoom ñoo war a taxaw ci fin wu 2020 bi mooy ñi nga xamee ne dañ nekkoon ay anciens ministres wala ñu nekk ay ministres en fonction wala ñu amoon ay ndomba tànk ñooy phénomène yi nga xamee ne ñoo ciy topp bu ñu ñooñu di dugg rek muy gën a bare rek da ngay gis mu am ralentissement ci wàllu journaliste. mais lan moo waral journaliste yi gis nañu journaliste yu bari décès yi bari ci journaliste yi ci at yi ñu génn nii lan moo ko waral dëgg-dëgg. non parce que li ko waral moo di que ne dafa am benn biddéew boo xamee ne Mercure la. Mercure la tudd. moom mooy ki nga xamee ne mooy ñi nga xamee ne ci affaire taskatu xabaar yi ak communication moom mooy. agir suñu processus yi nga xamee ne kii na booleeg aussi tangu jamono. journalistes yi dafa taxaw même gis nga nguur gi sax. dañ leen daan wax ay troisième pouvoir fekk ñoom ci seen bopp dañu jóg rek topp suñu mbiru borom la mais biddéew bi nga xamee ne ci la ñu takk firnde mooy Mercure mooy la planète de la communication moom mooy agir sur notre système nerveux pour di wax ci processus communication yeeg yu mel noonu ak télécommunication yi. jërëjëf Jean Fall. jërëjëf Abdou Khader. kontaan naa ci interview bi di ñaan yàlla rek que ñu jël ko déglu ko ak xel dégg nga jël ci njëriñ pour que rek ñu gën a delloo si suñu bopp ci suñu borom. d'accord jërëjëf.